Asalaamaaleykum chers téléspectateurs de la Zone TV mbokk Tivaouane Peulh ñàgg ñàkk rab ñu ngi leen di bëggee di leen safoo yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan la Zone TV ñu ngi ziar ñëpp nag spécialement ñu pause zone par rapport ak màggal gi nekk màggalu Touba màggalu Cheikhul Khadim Rassoul di ziar ñëpp di ziar sang yi nga xam ne moo lañ fa fekkoon donc émission bi reprendre muy cercle des candidats comme ni ngeen ko xamee muy émission bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy permettre candidat bi mu mën a gën a jege askan bi gën a xamante ak askan bi permettre tamit suñu tànneef ñu war a xam kan la ñuy tànn ñu war a mën a tey lien boobu ñu koy tissé ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci presse ñu ñëw nag seet ci benn candidat koo xamante ni tey particularité am mooy que ni je pense que bi émission yi commencé ba léegi candidat yi fi am yëpp ñoo bokkoon même bi c'est-à-dire APR lay nekk wala Benno Bokk Yaakaar tey spécialement ñu génn seeti keneen ñu koy wax Cissé donc dañ koy bàyyi juste mu développé dinañu wax fan la bokk fan lañ ko mën a situé bu fekkee dafa bokk ci parti Cissé maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo askan. ñu ngi lay fay Cheikh Anta di nuyu téléspectateur Zone TV yëpp comme ni nga tàmbalee noonu di siyaare ñëpp ci màggal gi ñu jóge di wax lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu mu nekk jàmmi Sénégal rawatina jàmmi communauté Tivaouane Peulh Niague di nuyu waa communauté Tivaouane Peulh Niague yëpp di leen sant bu baax waaye di sant bu baax te di nuyu it ñi nga xam ne ñoom ñoo ma choisir parmi tant de candidats. donc ñu ngi leen di nuyu ñoom it di leen jox seen wàccuwaay. je pense que askan bi ñu ngi lay fay. juste pour ñi la xamul tey boo dem présenté wu kan mooy Cissé ak ban parti nga bokk su fekkee ni da nga bokk ci parti. waaw pour ni may waxee nii nag mën naa ne bokkuma ci benn parti je n'appartiens à aucun parti donc je suis un candidat mais nekkul ci parti rek waroo nekk candidat. donc mën nañu la tuddee candidat indépendant. waaye ça dépend ci ni nga dégg indépendant ça dépend ci ni nga dégg indépendant. parce que y a des partis yoo xam ne nii ñi ngi discuter ak ñoom ak ay coalition de partis yoo xam ne ñi ngi discuter ak ñoom pour dem sur une éventuelle coalition donc moo tax. si c'est maire la kenn mënu ko gum cité gum pour l'instant lañ bàyyi ba si kanam peut-être dinañ mën a cité. waaw on est dans une coalition qu'on appelle coalition Manko ci dëgg donc Manko ci dëgg ci lañ ne di ci doxal mais nekkul ne dañoo nekk ci benn parti wala benn parti ngemmuñu wala benn parti nekk suñ ginnaaw ñu pare pour nekk candidat parti boobu. te yaakaar naa parti sax amatul ci élection locale amatul ci élection législative amatul ci élection présidentielle donc li ñuy wax mooy ay coalition la ñuy wax parce que tey on parle de l'APR. quand on parle non mais attends quand on parle de coalition c'est-à-dire que ay parti lay regroupé. pas forcément ay parti. mais moom c'est-à-dire que ay parti. donc mën nañ ne bu dee mouvement mën nañ ne. ay personnes yu indépendants. bu dee mouvement mën nañ ne bi ñuy jug on a créé la mouvance Cissé le maire. donc Cissé le maire boobu moo indi tey Manko ci dëgg. demee war a indiwaat beneen turu coalition boo xam ne dañ koy gën a élargir dugal ci ñeneen ñoo xam ne ñun ak ñoom jàpp nañ ne bokk nañ gis-gis bokk nañ ay principe ba pare bokk nañ bëgg-bëgg qui est le développement de la commune. macha allah donc vous nous avez parlé de mouvement donc tey sa plan politique je pense que da nga démarrer si former mouvement lu tax nga jël choix wu mouvement boobu. non je n'ai pas démarré par former un mouvement donc j'ai fait de la politique dugg naa ci parti. j'étais membre bon je préfère pas citer le nom de parti en tout cas li ma mën a wax mooy ba may tàmbali politique ci parti politique laa ko tàmbali. mais si xam nga dañ nekk si jamono yoo xam ne. kon dañ toll si àdduna foo xamante ni. ku ñuy jox suñu moomeel dañ ko war a xam. je pense que ni xale yi foo tax tey. ñu war nañ la mën a xam. war a xam tey c'est historique. loolu c'est bien c'est-à-dire que ñun duñ deful promo parti wala dara. mais bëgg nañ xam tey c'est historique politique. un peu nga defal ñu sa biographique am na foo jaar ak loolu lu tax ngay am. waaw peut-être comme ni nga ko waxee ma ku nekk ak sa gis-gis man je trouvais que parti bi ma bokkoon nag donc yooyu man pour man sax ku nekk ak sa gis-gis ne amul importance trop ci fi ñu toll nii ci pour développer la commune de Tivaouane Peulh Niague bu dee am naa parti bu ma bokk nii may wax ak yow mooy parti bi dajaloo pour développer commune bi ci parti boobu laa bokk mën naa ko citer comme ni nga ko demandé. Je suis membre fondateur de l'UCS, l'Union centriste du Sénégal. Voilà, le parti du docteur Abdoulaye Baldé, député maire de Ziguinchor. C'est dans ce parti qu'on a été membre du pôle porte-parole, on a été membre fondateur même de ce parti. Donc, sant nañ ci bu baax nag ndax avec lui on a sillonné le Sénégal, wër nañ Sénégal. On a été aussi tête de liste départementale lors des législatives, dirigé la liste Kaddu Askan Wi. Donc, am nañ jaar ci côté politique. waaw yaakaar naa yooyu yëpp amul importance li am importance mooy yan intention ak yan bëgg-bëgg ak yan projet lañ am pour la commune de Tivaouane Peulh Niague te yaakaar naa loolu moom moo waral émission bi. waaw je pense que loolu moo ko waral. mais am na yenn point yoo xam ne tamit pour nit ñi xam ko day xaw a baax tuuti. donc bu ñu ñëwee un peu si mouvement bi mën nga ñu wax kan nga ko créé ak yan réalisation nga jëfagum si commune bi ak
fekkee ni mouvement bi c'est au-delà de commune bi aussi lan nga fi def say réalisation yoo xam ni nit mën na si teg loxo. waaw xam nga on n'est pas tellement di wax lii laa def parce que on dit souvent que c'est moi c'est pas celui qui concerne yaakaar naa commune bi bu ñu fi defee ak bu ñu fi deful nit ñi ngi ak seen i bët di xool donc kuy gis wala ku xam wala kuy déglu di nga gis ne carrément. mais am na xam nga question bi lu tax mooy important c'est pas pour que nga vanté wu dara. dafa am ñu la xamul. wala am ñoo xamante ni peut-être da leen di intéressé. ñu mën a xam tey parce que loolu mooy bii bi. waaw donc j'y viens donc li ma bëgg a wax foofu rek mooy tey bu ma jàppale woon poste de santé yi nekk ci commune bi yëpp bu ma financé woon jigéen ñi nekk ci commune bi yëpp bu ma jëloon jeunes yëpp wutal leen liggéey te aw ma programme wóorumaa nekk candidat man pour man. ça ne veut pas dire que une personne est sociale que forcément moom moo war a nekk maire c'est au-delà. mais là si aspect maire waaw non maa ngi ñëw lii ñu yàlla kàttanal parce que li ma mas a gëm mooy on ne peut pas être un acteur de développement sans pour autant être un acteur de la base. li ma mas a gëm mooy bi ma ñëwee ci cité Safo fii ñëw gis fii li nga xam ne moom la ñëpp bokk donc la ñëpp bokk en tant que jeune mooy l'ASC. donc j'ai été vice-président de l'ASC à 2 reprises des 2 premiers présidents donc bi ma paree ma ñëw nekk le président de l'ASC. bi ma nekkee le président de l'ASC yaakaar naa toute la commune c'est que au moment où je parle on est champion régional donc di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw di ci jàpp ak niñ ci doon jàppe donc côté social aussi képp ku mas a fëgg suñu bureau sollicité ñu ak ci lum ñu mën di sollicité bu fekkee ne mi ngi fi dañ koy jël ñu jox ko donc yaa ngi dégg yenn saa yi nga dégg ñu ci ay poste de santé ñu fay yóbbu ay dons yenn saa yi nga dégg ñu ci ay jàkka ñu fay yóbbu ciment yenn saa yi nga dégg ñu aussi tout récemment ci kër Sëñ Touba au niveau de Tawfekh ñu yóbbu fa ciment beneen bi ci des nag mooy on préfère garder li ñuy garder ci suuf parce que bañ koy def wax dëgg fa yàlla lenn moo taxoon am ci ngërëmal yàlla moo tax on préfère ne pas divulguer wala di ci sori. mbokk yi loolu mën nañ ko comprendre. peut-être dafa je vais pas dire timide. parce que peut-être loolu ce sera pas le mot à le qualifier peut-être dafa humble nit kuy def la te bi muy def da koy def ngir yàlla tax ak loolu moo tax bëggul divulguer mais déjà lim na fi ay aspects yoo xamante ni c'est essentiel parce que tey ku wax nit wax santé ku wax jeune wax sport donc am na ay mouvement yoo mi ngi def ay actes ci côté boobu ak yeneen yoo xam ni peut-être bëgg koo wax wala leneen donc suñ la waxee ni aujourd'hui mën nañu wax ni Cissé bu Pastef wala Cissé bu Pastefoon parce que dañ jot ay informations que ni nekkoon nga biir Pastef. waaw donc peut-être côté activité li ma ci yokk rek te ndax dama koy waajal di ko def daan ko def presque depuis 2015 mooy bu école di tijji ma dem ci école yi jàpp ci. waaw non maa ngi ñëw. waaw non maa ngi ñëw. c'est juste pour rappeler ne chaque année depuis 2015 dañuy def di dem ci école yi bu école di tijji di jàpp ci ubbi tey jàng tey parce que ubbi tey jàng tey aspect yu bëri la tey mënuñu ubbi jàng fekk élève bi amul fourniture. dem na ba inspection di joxe ay cahier pour permettre donte municipalité moo ko war a def pour permettre élèves yi bu ñëwee donte pour mu bañ a ñibbi mu am benn cahier boo xam ne moom lay téye di ci bind donc ñun dañ doon dem ci école yi di ko nettoyer avec nos propres moyens bu ko defee nettoyer ko ba mu set nga xam ne élève bi bu ñëwee loolu doon ko tardel muy bale classe bi poussière bi mën ko indi am ci ñu asthmatique ak yooyu loolu daf koy wàcc te fas nañ ne ren tamit ñu defaat ko pas parce qu'on est candidat parce que daaw nekkuñu woon candidat daaw jékk nekkuñu woon candidat. si yan école nga koy defee fii. Au niveau de Tivaouane Peulh au niveau de Safko fii ñu dëkk parce que béy ci sa wewu tànk donc moom miin non ñàgg ak fépp léegi ren nag dafa gën a yaatu ndax ren ce n'est pas moi qui est en charge mais c'est la jeunesse de la coalition Manko ci dëgg moom moo porté combat boobu. ci benn journée ngeen koy non pas ci benn journée parce que on est tellement structuré ba nga xam ne soxlawul ñuy déplacé wu peut-être samedi bi ak dimanche bi. JMC jeunesse mouvance Cissé ya nekk Tawfekh ñàgg ñoom dinañ mën a gérer foofu jeunesse mouvance Cissé ba nekk Tivaouane Peulh gérer foofu waaw parce que même suñ borom sax maa ngi koy wax dafa détaché kii la jox ndox mi kii mu jox ko leneen kon képp ku bëgg a defar rek képp ku bëgg a doxal di nga jël say mbir nga détaché ko lu ci nekk nga am koo ko dénk wala ñoo ko dénk mi ngi noonu donc sa question par rapport au parti Pastef effectivement donc j'ai adhéré au parti Pastef donc par affection au président Ousmane Sonko mais par affection à l'idéologie et au projet de société du président Ousmane Sonko qui est le don de soi pour la patrie ñu mas ci nekk mas ci xëy mas ci gont waaye nag dama gëm ne patriotisme romb na lacoste bu ñu sol romb na casquette bu ñu sol mais acte la ñuy def c'est le mooy vacances agricoles patriotiques yi ngay dégg te ma participer ci mooy don de sang yi ngay dégg te ma ci doon participer donc loolu moom mooy aspect patriotique bi waaye nag nekkatuma fa pour dire vrai parce que Pastef a son candidat
je connais pas vraiment son nom mais am na candidat boo xam ne. ñu waxee ni vous connaissez pas le nom alors que bi ngay nekk foofu bi ñuy wax ni wala bi ñuy désigner kii bi l'ont fait d'une manière boo xamante ni mën nañu wax ni jàpp nañ ni ñoom seen baromètre yooyu lañ koy nattee yow yaa ngi si woon Mané mi ngi si woon Diédhiou mi ngi si woon ak ñeneen donc boo fa génnee nit ñi bëgg nañ xam da nga nekkul à l'aise foofu wala lan moo tax nga génn fa. non xam nga dafa am loo xam ne dafa ëpp doole parti. dafa am loo xam ne gis nga nit ñi il faut ñu jël esprit partisan ay Pastef ay PDS ay APR ay Mouride la Tidiane la Xaadir la Pël la Séeréer la Lébu la Njaago la yooyu dañ ko war a génne ndax loolu day am lu muy wàññi ci tànneef gis nga nit boo koy tànn waroo ko tànn ndax maanaam ñoo bokk tarixa wala ñoo bokk xeet wala ñoo bokk nangam wala ñoo bokk nangam yooyu warul nekk tànneef bi gën mooy donte yéen a bokk xeet mën na nekk critère ndax jege nga ko miin nga ko xam nga ne amaana du la trahir waaye na fekk moo am programme bu sérieux bu pertinent bu réaliste bu réalisable nga doog koo mën a choisir donc bëgguma tey def émission di dugg Pastef nangam parce que xamul tax man politique defuma ko animosité te politique bu ci diine génnee man ma génne ci man personnellement parce que diine moom moo ma dugal ci politique parce que on ne peut pas parler de bonne gouvernance je dis dama bokk ci politiciens yi gëstu politiciens yi nga xam ne dafa am lu ñu bëgg ak lu ñu bañ am fu ñuy teg seen tànk am way woo xam ne moom la ñuy séntu suba mu nekk way wu baax li tax ma ne diine mooy on ne peut plus parler de bonne gouvernance dans ce monde sans pour autant parler de ces dawman moo tax tey Pastef je ne suis pas leur candidat ils ont leur candidat am nañ seen candidat man je suis candidat à la municipalité de Tivaouane Peulh Niaga mais ba fi mu toll nii may wax ak yow j'entretiens de très 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 bons rapports avec les gens de Pastef le coordinateur tous les membres de Pastef moo tax tey bëgguma di dugg ci ay détails yoo xam ne wax dëgg fa yàlla ñii di ñu seetaan amalu leen benn njariñ Cissé mi ngi woon Pastef nekkatul Pastef Cissé candidat la Cissé lii la def Sokabek Cissé lii la def Tawfekh yóbbu loolu man pour man ça ne peut amul lenn loo xam ne dina ko apporter population commune Tivaouane Peulh Niaga xam nga fi mu toll lan la ñu war a wax Cissé lu mu proposé par rapport à l'insécurité qui secoue Tivaouane Peulh. ñëpp mën nañ ko def y a des gens yoo xamante ni non y a des gens yoo xam ne dañuy éditer mën nga leen fay ñu bindal la programme du rek si la ñuy tànnee candidat gis nañ fi ay candidats yoo xamante ni seen programme xamuñu si dara dañ leen di bindal loolu ça veut pas dire que ñoom la ñuy tànnee gis nga li ñuy tànnee candidat ay paramètres yu bëri la même si diine c'est-à-dire que tey courant bi nga bokk ñii dañ nekk ay soufi ñii dañ nekk ay salafiste ñii dañ nekk ay leneen ak leneen loolu day feeñ si sa doxalin ak si ni ngay doxalee suba ak ni nga war a yoree liiru fi nga jaar ak expérience bi nga am day feeñal suba wala day porter si ñi nga xam ne ay aji xam lañ ni tey sa gestion yooyu ay influenceurs yoo xamante ni tey day xeeñ ba si ni ngay doxalee suba day xeeñ loolu moo tax c'est un peu important donc ni ñuy tànnee wala loolu doo ko teg si programme bu dee loolu la tey Massamba mi nga xam kon programme amul njariñ non j'ai pas dit amul njariñ j'ai dit que lu déterminant la benn élément la mais doo ko jël bu ko mettre en exergue parce que depuis tout à l'heure bu ñu la falee bu ñu la waxee question da ngay bëgg a dem sa programme yeggaguñ si programme ñun tey je pense que ni programme indi wuñu fi parce que programme après la tey lu ñu xam nangu ko mooy y a des phases yoo xamante ni phase de massification ngeen nekkoon ñu toll ci deuxième phase bi ñuy wax phase de coalition et puis man dama bokk si ñi gëm ni élection yi fi mu mun ci toll ku jàpp ni benn nit wala yow rek mën nga ko gagner loolu da ngay nax sa bopp te yow bokk nga si ñi gëm loolu te loolu ngay doxee loolu et puis dañ la si félicité bi la yàlla mayee ubbeeku xel bi nga xamee ne xam nga loolu mais sa jaar-jaar daf ñuy intéressé tuuti si yan parti nga nekkoon yan nga fa génnee ay nit ñi mën nañ ne génn nga Pastef est-ce que luubaloo fa est-ce que defoo fa dara est-ce que non xam nga ay non Pastef moom amul lu ñu luubal kaw non mën nga fa xam nga xamuñu woon tey yan poste nga fay occupé lu ñu wóor ni dañ jox ñu la seen xaalis nga daw donc l'émission yu may yooyu la mais pas parti bi wala dara mais tey bi nga fa nekkee lan nga fa def loo xamante ne ak yooyu moo tax donc très bien c'est un peu important xoolal beneen bi lu ñu xam te déggu ko Cheikh yaa def man la ñu posé question wala dama dem leer parce que sànq ba tey tamit donc man ak yow ñoo ko bokk man yow yaay ci man maay non dama xam kan mooy invité bi man maa invité wala yaay invité ñun ñaar ñu askan bi ñëw waaw léegi beneen si lu ñu am dégg ko mooy ba passé ba tey man ñi ma si waxal dañ jàpp ni yaa ngi biir Pastef parce que nekkul loo démissionné nekkul loo leen wax ni ouvertement génn nga xamuñu condition yi tax nga génn fa bañ mën a def médiation nga dellu fa loolu loo si tontu waaw donc Cheikh Anta foofu laa bëggoon ñëwaat tuuti yaakaar naa Pastef ku ci am lu la lënt wala nga am
di laaj wala nga am nangam xam nga ma xam nga fi ma dëkk xam nga sama numéro ñu ci bëri donc nañ ma woo ñu laaj ma wala ñu ñëw fii laaj ma mais tey lii ñuy seetaan nekkul waa Pastef la yaay defal émission nekkul ñi may seetaan ñoom ñëpp Pastef lañ bokk ñi may seetaan xam fu ñu bokk c'est la commune de Tivaouane Peulh Niaga ña ci ëpp sax amuñu benn parti bokkuñu ci benn groupement bokkuñu ci benn kuréel léegi respecté ñooñu moo tax samay problème crypto personnel ak Cheikh Anta wala samay problème crypto personnel ak Pastef wala ak APR wala ak PDS je veux pas en parler devant des caméras loolu c'est ma conviction c'est ma façon de faire léegi nag Pastef nag bu fekkee ne Cheikh Anta daa bokk Pastef wala keneen bokk Pastef yëg ne je ne suis plus de Pastef wala yëg ne je suis candidat boo xam ne jël na yoonu boppam mu bëgg lu ko ci leer mais xam na fi ma dëkk xam na ñi may àndal na dem rapproché wu ci ñooñu ñu wax ko ne ko nii la demee ak nii la de non dama ne la xoolal Cheikh Anta je vais vous donner naa la jox révélation ba tey may wax ak yow des coordinateurs de Pastef dañuy ñëw fii sama bureau alors qu'ils ont leur candidat politique du animosité nekkul ne ñaar ñi ànduñu que forcément dañu war a xëcc gis nga tey rawatina non rawatina nag commune Tivaouane Peulh Niaga xam nga lu tax ay problème la ñuy dékku yow laaj yi problème lu ci jar xuloo xeex gisuma ko man je ne le vois pas dëkk bu amul assainissement nga xam ne tey ñu bëri jàpp nañ ne géejuwaay daa mas a inondé mosul inondé géejuwaay temps day taw ba pare ndox mi dugg parcelle noonu yeneen dëkk yi noonu tey mi ngi inondé lu tax muy inondé parce que gouverner c'est prévoir waajaluñ ko dëkk boo xam ne chaque semaine wala chaque 2 semaines nga dégg fa problème dëkk bu amul lycée moderne dëkk bu continuer di am ay abri provisoire ay journalistes non loolu yaa ma ko informé ay journalistes yi ñëw di man nag def ak man interview ma naan leen Pastef ak APR man pour man c'est ne pas respecter la population man je préfère comme ay problème la ñuy demander il faut que candidat yëpp teel koo xam ne ce qu'on demande boobu ba léegi ça ne veut pas dire que ay milliards la ñuy demander wala ay millions la ñuy demander wala des salaires wala carburant wala ay oto ce qu'on demande bu fekkee ne dëgg moo ñu ñor nañ xam ne ay problème la muy commune Tivaouane Peulh Niaga c'est une commune à problème boo xam ne liñ fi war a soppi liñ fi war a changer daar kenn xamul nu mu toll donc man foofu laa bëgg ñu accès débat bi waxtaan bu ko defee population bi xam ne Cissé mi ñuy dégg mu ne candidat la jékkul jekk di laaj kaas wala muy laaj gel te xamul nuñ koy utiliser donc ndax lu ci bëri tak tey ñu wax ko ce n'est pas pour vexer qui que ce soit mais ñu bëri tey ñuy laaj commune Tivaouane Peulh Niaga xamuñu sax luy le rôle du maire donc ci ànd foofu yéen journalistes yi foofu ngeen war a accès seen débat ci nit ñi. waaw Cissé xam nga nag. li ngay def nii maa moom sama xaj fu ma neex lay màcc. yoon tax da koy tere. non mais ci ànd li may wax yaa ma ko gën a xam. li may wax yaa ma ko gën a xam. waaw ba ma exprimé wu. xam nga pour man. dama jàpp ne. c'est-à-dire que laaj gestion wala dara. soo jubee. man bokk sama jàpp la. soo jubee. say loxo mënul tilim ci dara. beneen bi nga am équipe bu dynamique. bu fekkee ni tey jàngoo. wala sa jàng non waxuma jàng de man non waxal ma lu ma waxuma jàng non waxuma jàng non xamuñu tax luy compétence maire nu ñuy doxee maire loolu xase la ñeneen kan laa xas mooy ñu fi jàngul ñi nga wax non du ma tudd tur non waxama tuddal tur kay yow kay non yow peut-être yow damaa wax sa xel dem ci ñenn donc yaa ngi prouvé li ma yow instant été entré non yow bi ma waxee da nga dugg sama pièce bi ma waxee yow direct sa xel dafa dem ci ay candidat léegi ma bëgg candidat yi sa xel dem nga dimbali askan wi tudd leen bu ko defee ñu teel leen a jël boole leen ci ñi nga xam ne dañ leen éliminer. si soxo amul compétence. non lu tax ngay tudd ay tuuru jàmbur fii sama kanam non tur yi ngay tudd wala da nga bëgg wax si soxo amul compétence. non damay laaj. non donc tu peux parler de Sissoko c'est un allié. non loolu ñëwaguma si. non da nga ko tudd non yaa tudd Sissoko est un allié de Cissé. Sissoko ak Cissé ay information yu ñu jot la. et puis dinañ si wax mais sama débat doo ko dirigeante. lu tax nga tudd Sissoko non mais xam nga waroo tudd Sissoko bu ma dee wax ñi xamul le rôle du maire Sissoko n'en fait pas partie yow xam nga ne il n'en fait pas partie. yow xam nga yow journaliste nga. non journaliste nga. gis ñëpp jàpp nañ ne ay nit ñu jub lañ ay nit yu waxuma la ñu jubul de waxuma la ñu jubul. xamante ni tey même bu ñu xamul ñu ngi gëstu pour xam nga mën nga bañ a xam droit tey xam nga nit lan lañ ko dul baal mooy ngay dugg si dara et que demoo documenté wu demoo ut information yi. et je pense que information yi même tierce personne bi nga xam ne du maire mën na ko amal boppam. fi jamono toll fi internet toll préfecture yi mi ngi fi mën nga dem nga uti loolu. waaw léegi ñooñu xoolal si Anta doguma la. non man nga invité moo tax may def nii man ngay invité moo tax man maay wax dama ne la ñooñu nga wax noonu xam nga loo fi wax nii équipe nationale la donte xamuñu dara nañ leen bàyyi équipe nationale ñooñu xamul dara xam lu ñu war a def dañ dem ci école de football yi ñu jàngi football ba pare on est dans une commune sérieuse on est dans la capitale du Sénégal je veux pas citer de nom li ma la bëgg a wax foofu c'était une parenthèse pour wax la ne
am na yeneen débat am na fi pour dire vrai am na fi ñoo xam ne tey koo ci teewoon micro ne ko quel est le rôle du maire mënu la tontu ñooñu dañu war a abal ci géew bi ñu continuer ñi nga xam ne ñoo xam le rôle du maire jéem a kenn nuyooy coalition ñu continuer. waaw loolu da nga ko wax parce que non du ñaaw njort. non tu l'as dit parce que journaliste nga mais en tant que citoyen en tant que ku dëkk ci dëkk bi di fi yeewoo xam nga ne am na ñoo xam ne en âme et conscience attanuñ sax ASC ba yor une commune de la commune de Tivaouane Peulh Niaga. waaw donc loolu. pour ce métier je pense que promoteur immobilier. je suis chef d'entreprise. chef d'entreprise sa entreprise si lan lay yëngu. j'ai 2 entreprises bu ma dugal nag ci déclaration de patrimoine bu ma dugal ci loolu. non doo ma dugal ci. dama bëgg a xam juste dama bëgg a xam tey xam nga suñu moomeel bi dañu bëgg a xam ñi nga xam ne dañ ko bëgg a jël te amuñu métier. ñi nga xam ne tey dañu bëgg a def politique bi pour lekkukaay pour mobiliser pour kii. xaaru mairie boo xam ne indemnité ngay jël. xam nga ñun ñoo def politique lekkukaay je veux dire. waaw je veux dire xam nga ñun ñoo def politique lekkukaay dama lay leeral foofu. mais Cissé mënuma la laaj doo tontu samay. non maa ngi tontu. Cissé lan ngay liggéey. maa ngi tontu dama ne la je suis chef d'entreprise. je dirige 2 entreprises. sa entreprise yi si yan domaine la. benn bi ci consultance la benn bi ci BTP yaa may dégg. mais da ngay jaay suuf wala da ngay yëngu si jaay suuf. bu ma dugal ci déclaration de patrimoine. xam nga lu tax ma lay laaj loolu. waaw. c'est important nit ñi xam ko. pay bu fekkee ni ñi koy demander. je suis dans la construction la rénovation waaw da nga dama lay tontu pour bañ mu sori. on a 1 heure de temps te li ñu war a wax dafa bëri. askan bi li dafa important. parce que ba ñu am problème suuf ku fiy dugg da nga koy xam lu mu fii. problème bi ñu am yëpp suñ suuf si moo fi indi pôle bi mu fi door a ñëw. man de bokkuma ci ñoom ñëpp ñu ngi daw. ñu gis ni candidats yi 85% yëpp ay promoteurs immobiliers. léegi promoteur immobilier daa bon. si non waxuma dafa bon de. kooku promoteur immobilier sàcc la. waxuma loolu de dama gis. mais Donald Trump c'est un promoteur. waaw si c'est non ça ne veut pas dire boo dee promoteur immobilier day mel ne waaw non ça léegi ma gis ni ñi fi nekk ñëpp ay dañuy jaay si suuf wala dañuy yëngu suuf. promoteurs yi. loolu même bu ñu dul ay sàcc c'est un cas suspect la tey dañ siy ñaaw njort bu ñu amee problème suuf ñiy laaj mairie bi yëpp nekk ay jaaykatu suuf wala jëndkatu suuf. loolu nga si c'est mës nga am problème si par rapport ak suuf wala ay suuf soo laal soo xam ne moo ko wala yooyu par rapport ak loolu est-ce que su fekkee mës nga ko am wala tey yaa ngi suñ suuf si laal ko du yomb de. mën naa wax. mën nga wax waaw. très bien merci beaucoup kon jërëjëf donc li ma bëgg a wax rek musuma am problème ci suuf te yàlla bu ma am problème ci suuf li ma la mën a wax rek jeunes yu bëri yooyu. waaw non dama lay wax man bu la neexee émission bi dugal ko ci seen YouTube yi nga xam yépp ci àdduna man sant yàlla jàmbaar nag amul ku yàlla dimbali moom moo am yàlla nañu yàlla gën a dimbali ci suuf ak ay coowam ak ay problème am li ma la mën a wax daal mooy ndaw yu bëri yooyu romb amaana ay employés Cissé lañ je vous le dis tey man bokkuma ci ñi nga xam ne tey ki nga xam ne moom lekk ko tax a jóg wala jaay suuf moo ko tax a jóg mooy kii génn di may ay 1 million 2 millions 3 millions kooku moo mel ne kuy investir ci boutique kooku moo mel ne kuy chargé mais ki nga xam ne 200 ñaata nga wax 285 000 pendant 5 ans calculer ko. non loolu mooy. non pour vous dire que non dama ne la ministre bu jub sax mënta am 300 millions ci benn mandat donc pour vous dire ki ci def 100 millions askan wi laay waxal ak askan wi waa régie bu Zone TV dama ne leen ki nga xam ne bu defee 5 ans mënta am 100 millions kooku bu jëlee 1 million fu mu dem joxe fa 1 million fu mu dem joxe fa 2 millions di jënd ay oto 50 millions oto nangam di campagne kooku wax dëgg fa yàlla day chargé boutique am waaye defar taxu koo jóg kooku c'est un businessman buy investir pour suba mu récupérer li mu investir. nga joxe ni exemple dans le vide la wala da nga gis maire bu mel buy doxalee. maire ban yow yaa ngi may cité loolu. koo xam ni damay laajte ba xam da ngay joxe ay exemple dans le. non dama ne loo xam ne boo ko jotee pendant 5 ans doo ci am 100 millions boo ci defee ci campagne 50 millions defar taxulaa jóg da ngay investir da ngaa mel ne rek benn Cheikh Anta bu jël 3 millions chargé boutique am pour suba di am bénéfice. parce que tey indi leen ma jox leen ma problème yi man ak équipe municipale bi ma àndal j'ai un programme de police municipale j'ai un programme de santé j'ai un programme loolu ci jar def 100 millions 200 millions. demal ci askan wi waxtaanal ak ñoom waxal ak ñoom bu ñu gisee ne yow mii sa loxo jub na tu as un bon discours am nga profil représenter commune bi au niveau national mais ñu jàppale la mais lu ci jar ASC boo dem 1 million ASC boo dem 3 millions mbootaay boo dem nangam cet investissement là nag askan wi xam ne seen xaalis lañ leen di jox ñoom benn parce que tey nga may ma rek la seule offre politique des politiciens professionnels c'est l'argent la seule offre politique des politiciens professionnels c'est l'argent amuñu beneen discours amuñu beneen explication amuñu leneen loo xam ne mën nañ ko teg ci loxo askan wi mais li ñuy def mooy jël xaalis di baatare man. mais loolu mooy système bi yow koy def.
non non xam nga tey su seeti mbootaay may leen xaalis. non xam nga tey dama ne. peut-être sa pouvoir moo eggagul si maye 1 million rek. non ku la wax man mayuma 1 million. yaa fi tuumal ñeneen ñi di maye. non dama ne la suguñ dëgg benn ay seen i may nga ko. non non mais lu tax ñu war koo dégg la moo tax may julli di woo télé ak caméra yi di ko def sama julli ak sama nangam lu tax du ma woo caméra yi di ko def léegi bu may jàppalee. non da may déglu non da may déglu non homme politique la mais bu leen jàpp ne tamit bu leen jàpp ne wax naa la ko léegi ne la man diine. yow da nga am membre oustaz wala sëriñ wala. pour ñu non je ne joue pas le. nekk ñu fi di wax religieux depuis tout à l'heure. ah kon politique da nga ko bëgg a génne ci diine. man dama gëm ni politique ak. waaw non je pose une question. mën naa la répondre. waaw dama gëm ni politique ak diine bi ñuy doxal nii àndul. waaw léegi lu tax seen père fondateur bi nga xamante ni moo ko théorisé. ay muy Machiavel ñi bind le Petit Prince. nekkuñu ay nitu moral. je parle politique laa lay wax. nekkuñu ay nitu. lu tax nga tudd Machiavel loolu science politique ngay wax. waaw je parle léegi man lan laay wax nii léegi loolu. dama lay expliquer. non dama wax politique. ñu ko génn nag ñun tey ngir yàlla sa cours religieux yi nekkuñu. non tontu monsieur ma lay laaj ñu waaw léegi je vais vous répondre. je vais vous répondre non diine ki am diine ak ki amul diine loolu yàlla moo ko xam. ki jub ak ki dëng non da nga may may gent xam nga da nga ma préparé da nga ne 6 da nga dégg xam naa da nga. non da nga am ay information yoo xam ne loolu tey ubbeeku émission wàññiwul dara li nga fi wax nii ubbeeku émission wàññiwul dara mais tey pourquoi nga lim Machiavel tuddoo Seydina Omar. waaw xam nga. non xam nga tey la moo tax xam nga lan la ñu wax le rôle du maire mooy jege askan wi loolu ana yoonu Machiavel. le rôle du maire waaw da may déglu le rôle du maire mooy koo xam ne saa yu ko askan wi bëggee gis ko saa yu ko askan wi bëggee dégg ko mu nekk ku jub koo xam ne lépp li muy voté ay budget bu day am transparence ñu xam ne budget bi fii la koy jëlee fële la koy dugal yaa may dégg xale bu ndaw bi nga xam ne waaw damay déglu loolu lu ci yoonu Machiavel yow politique bi may wax tey yaa ngi dégg la révolution de 789 en France léegi pourquoi yow bii ngay wax ne méngoowut ak diine pourquoi ñun ñu war a imposer wu di ko continuer te ñu ne ci réewu diine lañ nekk. waaw lii de bu amee kenn ko gëm ci politiciens yi lu raar la. non du bu koy théoriser lu raar la. gis nga Cheikh Anta Sénégal dafa nekk di soppeeku Sénégal ku ko xam mi ngi non ku ko xam nga tey tu n'es pas un consultant tu es un journaliste da nga may poser question ma tontu bàyyi askan wi ñoom def seen interprétation yaa may dégg mais tu n'es pas là pour interpréter wala pour wax sa xalaat par rapport à ma. askan bi foog ñu xam luy politique. non tey li ma bëgg a wax rek. li ma bëgg a wax rek li ma bëgg a wax rek gis nga ñi nga tudde noonu ne du diine man nga dem ci tailleur yi ne tailleur kon am du diine man nga dem ci sàmm ne sàmm du diine man nga dem tey ci menuisier métallique ne menuisier métallique du diine man nga dem ci menuisier bois ne menuisier bois du diine xam nga lu tax nga wax loolu xam nga lu tax ma ne la kon loolu du diine parce que daa am ñu koy non dama la bëgg a expliquer waaw dama la bëgg a expliquer ne la kon waaw dama la bëgg a expliquer ne la kon bu fekkee ne tey Cheikh Anta dañ ko fal mu sàcc xaalis bi luubal xaalisu askan wi pare wëlbatiku waat di leen ko jox léegi moo tax nga ne politique du diine tu n'as rien compris donc li tax ma wax la loolu mooy tey man je pense que jullit laa yaa may dégg waaw damay déglu man mënu ma gëm ne tey koo xam ne nii julli gi muy julli gëmu ko woor gi muy woor gëmu ko jullit gi mu nekk gëmu ko mais kooku boo ko jiitalee bu détourné na yow la ñëw ma fi pour def la ay conférence religieuse ak conférence mais damaa gëm ne chef de quartier bi ak imam bi waruñu am différence ci doxalin ci transparence ci bonne gouvernance ak ci doxalin temps bi yaa ko guddal xam nga loolu temps bi yaa ko guddal tu es là pour interpréter te bëgguma nga interpréter xam laa bëgg nga def ko dama bëgg nga poser question man débat la ñuy def waaw acca sama émission cercle des candidats la débat la waaw du émission defuma entretien boo xam ne damay ñëw su boobaa waaw su ma dem def entretien du ma feeñ ci caméra bi damay ñëw taxaw ne di la poser ay question ngay rap acca bismillah dafa am ay laaj yu ñuy forcer askan bi ñëw bu ko waxtaanee ak yow li ma théorisé nii yow li may wax nii ñun moom la ñuy ñaan yàlla tey suñ ko amee moom la ñuy rêvé ni nga définir politique mooy politique bi nga xamante ni ñun moom la ñuy rêvé askan bi moom lay xaar tey bu ko amee je pense que ni mooy li gën et puis am nañ njort bu rafet ni tey ni noonu nga mel et puis jàngal nga ñu beneen facette boo xamante ni amuñu ko woon ci homme politique yi parce que li ñu am ci homme politique yi mooy koo xamante ni naxaatekat la koo xam ne tey bu ñëwee suñu moomeel da koy jël topp si di ñu naxaat di ñu ko joxaat comme ni ñu ko théorisé lii bu fekkee am na te am na homme politique yu ko gëm macha allah c'est bon à savoir et puis Tivaouane Peulh Niaga war nañ xam ni tey li ñu jàpp li ñuy wax ni dañuy ñëw pour nax ñu rek am na si ñoom ñoo xam ne gëmuñu loolu lu ñu gëm que ni mooy que dañ ko war a jaamoo yàlla ginnaaw bi ñu amee ay biens yoo xamante ni ay chef d'entreprise lañ tey buñ ko fi bàyyee dem di ñafe benn affaire boo xamante ni y a que des problèmes yow yaa ko wax donc du salaire bu ñu fay jot wala dara mais pour dimbali la pour def ko parce que tey yaa ngi joué loo xamante ni bu la neexoon nga bañ ko joué ci commune bi mënoon nga ni sama moomee la dama ciy toog lekk ko
donc loolu moo tax su amee dañuy def point taxaw analyser ko. parce que loolu la ñuy xaar ci ñun. au-delà d'être aussi di jàllale ay informations je pense que dañu war a conscientiser te si foofu lañ toll moo tax ñuy ubbi débat yi mais je pense que buntu boobu mën nañ ko tëj soo ma ko mayee. léegi dama ci bëggoon waaw d'accord naa du waaraate mais dama lay limal beneen nit ku ñaan Platon comme yow nasaraan nga jàng ma limal la Platon dane la politique a un fondement moral lorsque le commandement qui est exercé au profit de celui qui est commandé et non de celui qui commande. léegi loolu du diine. léegi Platon moo ko wax. donc pour vous dire que tey même la politique bi nga wax ne science politique nga def c'est l'affaire de bien gérer les affaires de la cité léegi loolu diine la. prophète bi tax bi mu ñëwee mi ngi noonu tey dañu jël suñu bopp tënk ko moo tax tey damay am lu may bind bi may déclarer candidature ci affiche loolu laa njëkk a bind. il faut du courage pour quitter son refuge et montrer ce que l'on vaut. Ça ne veut pas dire que Senghor a fait comme ça Senghor nii la defee politique Abdou Diouf nii la defee politique Abdoulaye Wade nii la defee politique Macky Sall nii la def man forcément damaa war a suivre loolu. Absolument. bu doon loolu France du développé bu doon loolu Christophe Colomb du découvert l'Amérique en 1492 bu doon loolu Macky Sall ne sera plus jamais président bu doon loolu Ousmane Sonko du am li mu am tey donc chaque jour que jëfee da ngay gis ba ci tey sur le plan culturel ñi nga xam ne ñoo ci ëpp doole mooy ñi révolutionné mais ñi toppandoo duñ dem fenn ce qui est ñi doon woo ay Youdo ak ay Thione Seck numéro 2 demuñu fenn donc pour dire que man tekkuma ci numéro 2 nekkuma Youdo nekkuma Thione 2 man dama am sama. Sonko numéro 2. non détachement bi nga am ci système beeg yooyu am na ñu lay woowee noonu. non xam nga tey détachement de. Sonko nekkul koo naw koo xam ne da ngay. non pour dire vrai ci télé laay wax Sonko ku ma naw la. ci télé laay wax Sonko. Sonko numéro 2 du la déranger. non du ma déranger xam nga la ma déranger parce que tey defu fi waxu fi lu yées loo xam ne war nañoo mën a der te li tax ñu ma koy tuddee yaakaar naa c'est pas parce que day battre xaalis c'est pas parce que dafa am ay problème ak justice c'est pas parce que li tax ñu ma koy tuddee mooy gis nañ ne jeune la comme moom am naa détermination bi mu am naa engagement bi mu am don de sang bu organisé fii ma organisé fële bu mayee deret ma mayee deret bu demee ci tool ma dem ci tool peut-être bu dee aspect yooyu la d'accord naa pour nekk Ousmane Sonko wala pour nekk Abdoulaye Wade wala pour nekk Macky Sall wala pour nekk keneen waaye bu dee tey dañ may tuddee keneen koo xam ne non pour wax la rek ne la y a une révolution qui est née tey moom wax na ko ne population bi dañoo romb politiciens yi population bi dañoo romb politiciens yi te réalité boobu moom moo nekk di am ma bëgg rek c'est anta buñ tax nit ñi ñàkk yaakaar jàpp ne li fi amoon démb ba tey moo fi am mooy dajale maire yi dajale paa yi jox leen ay xartum jox leen ay 2000 jox jeunes yi tiset ñu yuuxu tàccu après nga pare falu kenn dootu la gis man li ma woote néewuma kenn na topp ci ginnaaw El Hadj Cissé je le dis haut et fort te néewuma it régi laay wax buñ ma joxee commune bi ma defar ko waxuma loolu dama ne buñ ma joxee commune bi avec une équipe municipale forte un état civil assidu ku juddu am kayitu juddu ku faatu am certificat d'illumination ku marié am certificat de mariage képp ku jug ci conseil municipal bi di wax ñu naan c'est lui le maire wala kii du maire yaakaar naa bu ñu tollee foofu commune Tivaouane Peulh Niaga dina développer nañ suturer la ressource humaine ñu dajale leen autour d'un programme autour d'une liste créer un conseil municipal fort bu ko defee suba adduna bi yëpp dinañ xam ne y a une commune bu tudd commune Tivaouane Peulh Niaga parmi cette commune y a Lac Rose y a Bonnoba y a Kër Marème Mbeng y a Niaga y a Apix y a Niakourab y a Safko y a Darou Salam y a Tawfekh Niaga y a Sokabek y a beaucoup de cités yoo xam ne ak ay villages yu fi nekk di ay villages yu culturels yoo xam ne ay réalités yu sérieuses la am ay problèmes yu sérieux la am buñ dajaloo autour d'une table dajale xam-xam yi parce que France tey amul phosphate amul gaz amul dara luy jógee ci suuf tout refait la am te pourtant bokk na ci les 8 meilleurs pays au monde li ko waral mooy. am na ressource bu silencieuse et j'en connais une ressource silencieuse j'en connais tey boo demee Lac Rose tey presque toutes les autorités du Sénégal habitent Lac Rose Lac Rose lañ dëkk toutes les autorités du Sénégal léegi ñooñu lan lañ apporté dëkk bi da nga foog ne dañuy ñëw ci di wër dëkk bi ana di jëm maxu ana nangam non il ne faut pas le faire c'est à la municipalité dem vers ñoom xool yan partenariat la ñu nuyee ak ñoom pour développer la commune de Tivaouane Peulh Niaga c'est à nous d'aller vers les ministères d'aller à l'Assemblée d'aller partout pour que li nga xam ne gor moom moo ko war a am parce que quoi qu'on puisse dire tey tali bi jóge croisement Tivaouane Peulh dem Tivaouane Peulh tali bi jóge croisement Niaga dem Niaga jàkka Niaga bi jàkka Tivaouane Peulh loolu moom dara changé rien n'a changé li fi changé mooy Cheikh Anta moo am xaalisam tabax këram def R+2 wala R+3 à part loolu dara changé wul ci au niveau de Tivaouane Peulh Niaga li ko waral nag mooy bi nga jël exemple Diop la sant wala nu mu sant. non Cheikh Anta bii toog laa wax Cheikh Anta bii di def émission bi non Cheikh Anta bii di def émission bi tey Cheikh Anta Diop moomu du xaalis lenn la def ba tax ba prouver ne l'Afrique est le berceau de l'humanité mooy lan xam-xam. Absolument. avec son carbone 14 donc yàpp naa ne réew mu jël xam-xam teg ko ci ginnaaw jël wax ju bëri
jël xaalis teg ko ci kanam sous-développé réew mu jël xam-xam teg ci kanam jël wax ju bëre xaalis teg ci ginnaaw force day développé léegi damaa bëgg communauté Tivaouane Peulh Niaga je ne monopolise pas le savoir am na lu tuuti lu ma xam yow mii am na lu tuuti loo xam am na ñeneen ñu mel ne ñun ñooñu nag laa bëgg ñu dajaloo ñu dajale mu nekk échange horizontal et vertical d'idées ñu teg lu wér loo xam ne ni buñ ci nekkee état Sénégal ci boppam du ñu mën a résister pour jox ñu lu ñu moom parce que état chaque mois chaque année à travers l'Assemblée nationale mu voté ay budget pour des ministères yooyu la ñuy jël ay balla yu ñuy sànni maire bu ci mën football mën a teg dënn rek di nga amortir lycée wala nga amortir centre de santé wala nga amortir pavage wala nga amortir assainissement mi ngi noonu donc nag li may wax nii foofu laa bëgg ñu accentuer wu te xam benn question bu important boo xamante ni man moo nekk sam problème depuis bi mu fi ñëwee mooy feebar bi fi nekk ñàkk loyauté bi nga xamante ni da nga koy gis si ñenn si askan bi tey ñi ngi fii suba ñi ngi fay ginnaaw suba ñi ngi fay ànduñoo kenn ñi nga xamante dañoo gëm ni tey ku ñuy jàppale da nga leen war a defal dara Cissé bi dama ànd ak moom ndax boo ko demee du la jox dara feebar boobu pour yow lan moo ko war a mën a dindi waaw li koy dindi dama demoon ci benn télévision ñu laaj ma ne ma politiciens yi dañuy naxaate ma d'accord lool waaye nag ne leen mais am na mais ñu bëri kenn naxu leen ñoo nax seen bopp ndax tey bu ñu topp nit toppe wuñ ko programme toppe wuñ ko xam-xam toppe wuñ ko dayo lañ ko toppee mooy xaalis mu leen di jox ba falu bu leen wanee ginnaaw naxu leen ki la jox ba falu dalaa jënd ba falu naxu la kon loolu itamit benn aspect la bu ñu war a jël yaakaar naa yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla la rek faa mu duggaat ci diine moo tax ma ne il faut du courage pour quitter son refuge et montrer ce que l'on vaut ku judd ñu dugal la ci ngunu la yaa ci tijji sa bopp ne man damaa libre man kenn yeewu ma damaa yeewee ko man kenn yeewu ma kenn moomu ma mi ngi noonu nag léegi nag ñàkk a yeewu googu moo tax nga ne man kii mooy sama candidat moom laa àndal lijjantiwuma lu mu yor lijjantiwuma lu mu am waaye li may lijjanti mooy son parcours son discours loxoom set na am na un programme réalisable il a le discours suba bu toogoon ci télé di wax wala mu toog ci rajo commune bi yëpp di ko déglu je ne serai pas déçu man kooku lay àndal foofu la yëfi ne waaye pas ñoo bokk xeet pas ñoo bokk tarixa pas ñoo bokk diine yooyu c'est limité xam nga lu tax c'est limité ñun ñooy peewaat les pots cachés tey ki la jox kii yow mi dëkk Bonoba wala nga dëkk fenn ki la jox xaalis wala nga dëkk ñàgg wala Tivaouane Peulh wala Safko ki la jox ba falu kooku lim la jox di nga ko passé waat oto dem wuti centre de santé ba yóbbu sa doomu faju ji kon il faut qu'on soit intelligent am na loo xam ne peut-être soxla wala jafe-jafe àdduna moom moo koy waral mais tey bu fekkee ne tey dañ lay gis ci Cheikh Anta mais da ngay gën a pauvre xam nga la moo tax ngay gën a pauvre tey Cheikh Anta mi la daan jox dootu la jox ndax gis na la ci moom gis la ci Cissé gis la ci Sissoko gis la ci keneen buñ la gisee fépp kenn dootu la wóolu te bu la kenn wóolootul kenn dootu la jox mi ngi noonu kon li ci gën mooy fidélité man li may fonke nit di ko bëggee nit man bokk na ci qualité yi may rendre émotionnel mooy nit ku fidèle loolu daf may rendre émotionnel te daa am lu may def moo tax xam nga ni ma mel ci ki ma yaa ngi dégg li ko waral nag mooy fidélité ba mu amoon ci Cheikh am il ne regarde personne xoolul kenn lijjantiwul kenn moom kooku rek la xool te yaakaar naa képp koo xam ne taggee nañ ko fidélité forcément fa mu jëm mooy ci naataange ci tawféex lay jëm ci bànneex lay jëm. li nga fi wax. tey ku dem ba bàyyi 16 nekk si trône. bàyyi ko say maam nekk ay roi nga bàyyi ko. topp nit ngir gëm topp nit ngir loolu je pense que loolu lu important la. beneen bi gëm nga bokk je pense que ni du ñu tardé foofu gëm nga ni coalition mooy gagné. mais tey su ma la listalee ñii ne la man tey sama réew wala tey li commune bi bëgg. mooy coalition bi tourné si Cissé Sissoko Mohamed Faye monsieur Deme ak Diédhiou. je pense que waaw 5 ñooñu jàpp nga ni war nañ mën a ànd si benn coalition. waaw donc peut-être li koy compliquer mooy peut-être ku ci ne yaa ngi ci coalition. tey da ci am loo xam ne dafa tënk ñu bëri tey Diédhiou il est de l'opposition il est de Pastef Mohamed il est de Benno Bokk Yaakaar donc loolu rek c'est le premier problème donc moo tax boole leen du mën a nekk parce que Yewwi Askan Wi la ne. Ousmane Sonko lay waaw Ousmane non carte gi bu changé mooy kenn ay jóge Benno Bokk Yaakaar démissionné dem dugg Yewwi Askan Wi te yaakaaruma ko. Mohamed tey buñ doon juste un exemple Mohamed buñ ko investirul tey je pense que ni peut-être mën na bañ a nangoo topp si kooku Diédhiou information yi am nekkagul officiel koo xam ne dañ ko investir si Yewwi Askan Wi donc ba tey plat boobu mën na nekk mais ànd bi loolu ak force boobu nit ñi bokk nañ si ñu koy rêvé et puis mu nekk force boo xam ne ay jeunes ñoo koy diriger ak ay intellectuels loolu est-ce que tey ku si duggoon di jox médiation yow bokk si ñu ko ubbil porte bi. non man moom dama bind livre tudde livre bi maa ko min
ñëpp ne ma publier ma ne du ma publier ñu ne lu tax doo publier ma ne damay dem ci coalition te bu ma demee ci coalition bu ma publier livre coalition bi day obligé dem ak programme boobu te mën naa am imperfection mën naa am ay points yoo xam ne gis naa ko ci te ndekete du noonu parce que kenn matul ba pare kenn xamul lépp tey mën naa ànd ak kenn ci ñi nga tudd noonu mu ñëw xool li ma bind ci assainissement ne ma siise fii juum nga donc bu boobaa damay mujj rectifier waat ma ne du ma publier buñ dajee ñun ñëpp dinaa teg ci table bi keneen teg ci table keneen teg ci table ñu xool ñun ban programme bu adéquat la ñu jël pour commune Tivaouane Peulh Niaga donc man musuma tënku ci dàq coalition waaye nag il faut qu'on respecte les réalités politiques parce que dafa am ay réalités politiques yu am waa réalité politique mooy tey ku ci ne xam nga sa morom ku ci ne xam nga la sa dayoo morom la sa morom di peser xam nga ko peut-être coow li bëri na ci kaw supporters yi donc ku nekk di kii. ñi ma fi listé ñëpp. waaw ñoo fi jiitu ñoo la ëpp poids ñoo la gën a ëpp popularité. waaw tey munu bul. yow fan nga teg loolu ban baromètre nga jël. mën nañ def sondage yooyu déjà. ban baromètre nga jël. waaw bàyyi après ma développé. askan bi ñooy si jugé parce que am na ñoo xamante ni je pense que yenn zones yi yaa ngi yëngal ñoom ñi ngi yëngal politiquement parlant. ah kon maa ngi yëngal. waaw yaa ngi yëngal beneen bi li ñuy rafetlu. mooy gis nañu jox nga benn dayoo xam-xam. et puis wax dëgg yàlla. ban baromètre nga utiliser pour wax ne ñooñu ëpp poids. waaw damay développé après dinañ la may nga kii. beneen bi li may félicité wala man li nga xamante ni tey dafa nekk sama réew man dama gëm ni àdduna ñaar moo koy doxal gëm-gëm muy espoir nga xam ni yow da ngay gëm ni mën nga dem ngay persévérer beneen bi nga gëm ni mbir xam-xam moo koy doxal. tey juste pour ñëw si sa conférence yi ngay def depuis tout à l'heure si débat bi prophète bi dafa wax lu am solo mooy ay ilmi fi imam mooy xam-xam. kan moo doon def conférence Cheikh Anta. tout à l'heure yaa ngi doon wax diine. moom maa def conférence. waaw sa conférence mën naa la si fekk tey dama gëm ni nga xam-xam mooy ji. beneen bi man li mu analyse bi ma def te je pense que ni foofu beneen bi ma la wax baal ma ko parce que ku la wax dara da ngay tontu ñëpp xam ni tontu kat nga. mais bi ma la wax ni ñeeñu la ëpp bu ma laaj baromètre yi. non da nga ma wax baromètre yi. dimbali moom après dinaa la ko wax. beneen bi. kon da ngay wël ba rectifier ne ëpp ñu la doole. waaw léegi yéen a xaw a toll. ok beneen bi. suffrage jàppoon ni coalition yu suffrage universel direct bi ñu posé nii. nga xam ne tey ku nekk tête de liste yaa nekk. tey nekk maire. yaa nekk maire bi. jàppoon ni dina xaw a jafe tuuti wala dina am lenn lu muy joué parce que auparavant mën nga bàyyi diw jiite nga tëgg ko wëndeel si yeneen yi. jàppoon ni dina xaw a jafe tuuti ku nekk bëgg a nekk maire bëgg a dem si coalition kenn du nangu kenn diriger. waaw léegi nag loolu gis nga moo tax. waaw ma ne moo tax ba léegi. coalition bu sérieuse bu nuyewu existé wul. yow si soxo sérieux wul. non maanaam bu ma nee sérieuse mooy yow man ak si soxo ku jiitu. non man loolu xamagum. waaw mi ngi noonu moo tax mi ngi noonu nag. man damaa nekk koo xam ne bi ma laajee seen coalition bi lii laa tontu. dama leen di jëw yi ñaar. bi ma laajee dama leen nekkul officiel. parce que gisaguma ñu ne diw mooy jiitu. waaw mi ngi noonu donc moo tax ma ne la. tey xam nga lu nit ñi war a saluer. déjà ñaari nit bu ñu nangoo boolew pour ànd. ku nekk am na lu mu bàyyi. loolu rek askan bi dañ ko war a saluer c'est fort man bi ma gisee loolu dama kontaan. gis leen ñeen ñaar ngeen daje terrain avec sama watu kër. ngeen annoncé loolu rek c'est-à-dire que nekkoo leen ñu rëy et puis espoir mën na judd si loolu. et puis ñu ngi leen koy ñaanal di ñaan ñeneen ñi ñu judd si loolu la. mais li nga wax te question bi nga posé par rapport au suffrage universel direct. mais lu baax la. lu may rafetlu la. c'est-à-dire parce que li tax mooy ak coalition bu mën di am askan wi moom dina xam ne ñoom liste bi bu ñu ko votelee kii mooy nekk maire. waaw loolu tamit suffrage universel direct bi nga développé si lu important parce que li ñu daloon ñun fii 2014. mooy que ni kenn lañ dirigé woon je pense que bëggoo mooy tudd yi loolu respect la dinaa la ko d'accord kenn lañ dirigé loolu ñu dem ba à la fin koo xam ne 25e position la ñu def ay loolu lambee xam nu ñu ko mën a tuddee ba kooku nekk maire loolu tamit je pense que ni d'accord na mais pour man loolu warul poser condition ci candidat yi xam nga tey kuy nekk maire nit ñi bu ñu àndee bokk bëgg-bëgg te ñoom ñëpp moo leen nar a ñor nga diriger kenn ça dérange pas ñun ñu nekk ci télé yi da ngay gis koo xamante ni yow journaliste nga yaa ko gën a jàng mais moo lay diriger da nga koy nangu loolu àdduna moo demee noonu je pense que loolu la beneen bi suñ la joxoon Tivaouane Peulh Niaga problème yi fi nekk ñaata temps ci ban durée nga jàpp ni mën nañ gis commencer gis ay résultats bu fekkee am nga baguette magique wala nu ngi demee noonu. waaw loolu fit moom mënul weesu ne ci nombre de temps bi non mais koo xam ni yaa ngi vanté wu bi ñu la xamee ba léegi da nga naan sama programme laa gëm loolu. non xam nga tey. xam nga yow da nga yaa ëpp fit dem bay. non du tuddee commune jàpp ni yaa ëpp
xam nga li ngay def nii insulte intellectuelle la. ñeneen ñi amuñu xam-xam man damaa am bay bind. non loolu yëpp waxuma ko. xam nga sur le plan waaw. loolu yëpp waxuma ko. dañ koy firee ni wax. non xam nga tey bu ma waxoon loolu xam nga bu ma waxoon loolu nu may def. mais yow yaa non da may benn compétence. non loolu non du tuutal xam nga tey du tuutal on n'est pas tey man du ma critiquer sax le maire sortant man xam nga lu may critiquer man du ma critiquer père de famille du ma critiquer mère de famille du ma critiquer frère du ma critiquer sœur man xam nga lu may critiquer une gestion et une candidature dafa am ay aspects ak ay points yoo xam ne moom moo ci laxasu tey bu ma waxoon ne je monopolise le savoir damay publier sama livre du ma xaar keneen ñëw di ko corriger mais tey maa ngi xaar yeneen candidat ñëw ne ma fii da nga fay juum fii nii moo gën fële nii moo gën kon loolu modestie fa la yam mais tey li ñuy wax mooy ñàkk modestie fan la yam waaw ngay dem si dara joxaguñ la ko nga jàpp ni sa xam-xam may na la ba nga dem si bind xam nga bind dafa nekk risque bu rëy xam nga tey su fekkee da nga jàng philosophie dañ lay wax ni ñi nga xamante ni ay am mën nañ ñoo woowe apprenti li ma bind da nga koo lire mais li ma bind da nga koo lire non liiru moo ko mais bind moom moo kii ku am fit yow ku la gis xam da nga am fit waaw non bind xam nga tey la moo tax ma bind xam nga lu tax ma bind tey gis nga xam nga kan moom fit non kii dogguma la foofu chante xam nga kan moom fit ki nga xam ne mi ngi laaj yëf yi te xamul dara ci yëf yi kooku moom fit non dama lay du ñàkk respect non yan candidat laa tudd man je parle de coalition bu may coaliser ñan lay coaliser te du ay candidat lañ ku ma respecté wul dinaa coaliser ak moom mais da ci am ñoo xam dama ne la mere naa Papis Diop du programme maa la wax lii damaa xuloog Papis Diop loolu su ñoon ñun boo xuloog Papis Diop non damay déglu damaa xuloog Papis Diop du programme Tivaouane Peulh laa dëkk du programme ñàgg laa dëkk du programme Safko laa dëkk du programme man ngaa dëkk Safko yaa may dégg te doo amal njariñ benn ku dëkk Safko mën ngaa dëkk Tivaouane Peulh ñu jox la dëkk bi nga sànk ko tey ñi fi nekkoon ci municipalité bi am ci ñoo xam ne nee nañ ñoom lañ indexé wala ñoom lañ taxé fuñ dëkk ci biir dëkk bi lañ dëkk gestion bi ñu critiqué ñan lañ ko joxoon ci ñu dëkk diggante Tivaouane Peulh ak ñàgg ak Safko ak cité gi danga waaw da nga may déglu foofu li ma bëgg a wax foofu mooy non mais yow da nga may posé boo ma posé question da nga may bàyyi non boo ma posé question da nga may bàyyi ma développé waaw acca ñi nga xamante ni tey mën nga bokk ci mairie bi ñu dénk la benn wala nga nekk agent mairie ce domaine dafa am fu mu yem ki bu ñu la dénkee benn affaire dañu xool li fan la yem am na ñoo xam ne tey ñi ngi liggéeyee ci mairie bi mais amuñu lenn loo xamante ni ñu ngi koy indi ci doxantel bu ñaaw wala mairie bi. ba tey déggoo ma tu déggoo ma da nga ma non da nga ma dog moo tax dama la bëgg a wax ne rek ne la tey da nga ne ma non da nga ne ma da nga am fit ba tax nga jël téere bind ba pare toog di xaar yeneen candidat ñu ñëw corriger sa livre boobu wala ñu yokk non man maa la ko ci yokkal ngir ñu ñëw corriger wala ñu yokkal la ci seen xam-xam wala seen programme bañ bindoon mais nag gi ci anta mais médecin sax balaa muy laal malade da ko war a diagnostiquer xam lan moo ko dal man dama diagnostiquer ne commune bi lii moom laa jàpp ne man sama gis-gis ku nekk ak sa gis-gis mais ku amul gis-gis waroo jiite tamit ci anta sama gis-gis mën naa baax waaw damay déglu sama gis-gis mën naa baax non mais kon yow kon kay man du ma wax yow kon baa ma déglu la dafa am temps xam nga yow léegi dañuy jël benn affaire ñu def benn gàmmu bu ñëwee ñu tàllal affaire yi non waxuma la gàmmu dama ne la da nga may bu na ngay mais da nga ma poser question xam nga tey je suis tellement sérieux non je suis tellement sérieux xam nga da nga bind livre ku dem ba diagnostiqué bind livre mais xam nga boo critiquer livre wala nga critiquer non da xam nga tey boo critiquer sama écriture ne ma non xam nga liiroo ko da nga ne da nga dëgër fit moo tax ma bind léegi ma noppi loolu mais keneen nan la koy déggee da nga ma war a bàyyi ma wax leen lan moo tax ma bind développé nga li nga wax léegi temps léegi xam nga la la bëgg a laaj ginnaaw bi nga jëlee temps bind diagnostiqué xam problème bi fu mu nekk xam nga ko kuy tâtonné bokkul ak ku xam jàpp naa ni ñu xam nga ginnaaw bi nga xam ne ñaata bu ñu la falee tey jox la mairie bi ñaata temps nga ñu may pour ñu gis ay changement waaw léegi ba tey mayoo ma développé ci loolu mais da nga ma war a may ma leeral li ma laaj c'est tellement sérieux ba nga xam ne da nga ma war a may ma wax ak téléspectateur non xam nga tey li ma la wax dafa leer dama ne la ci tàmbali bi boo déggee dama ne waxuma bu ñu ma joxee commune Tivaouane Peulh ñàgg ma transformé ko dama ne li may prôné man mooy un conseil municipal fort un état civil assidu man loolu lay prôné li may prôné mooy tey dama gëm ne ñun ñi war a ànd bu ñu àndee am liste bu baax dugal ci ay góor ak ay jigéen des personnes éprises de valeur cardinale ay nit yu dëggu seen loxo set am discours am parcours amul dara lu ñu leen di tuddal ñun ñooñu bu ñu àndee dinañ développer commune Tivaouane Peulh Niaga mais taxaw fi naan buñ ma joxee en 5 ans wala en 3 ans wala en nangam li ma mën a gëm daal ba gëm ko mooy mandat biñ ñu joxe ñun dinañ teg commune Tivaouane Peulh Niaga ci raayu développement parce que tey ku jàpp ne commune bu neex a defar la tu n'as rien compris ku jàpp ne da ngay ñëw utiliser nangam ji kii ñëw rek changer affaire yi tu n'as rien compris li ma gëm mooy ki fiy defar
feuille de route la bu wér boo xam ne di nga jël teg jalon yi mën ngaa continuer wala keneen ñëw continuer waaye te nga teg jalon yi. si programme mën nga si ñamal 2 wala 3 points rek. non xam nga tey li nga wax dafa am solo da nga ne tollaguñ ci dévoiler lii mooy lële wala lële. ba tey mën naa la dugalal dama la koy may dama lay may ñaari points yi dama lay may ñaari points yi. da nga may déglu dama lay may ñaari points bi ma ci njëkkal mooy. yaa ngi dégg ASP xam nga dafa am lu ko indi. agence de sécurité de proximité. mais benn du maire moo ko. waaw non da nga may déglu du maire c'est l'état du Sénégal mais tey insécurité bi am Tivaouane Peulh nekkul ne état day bane lii wala mu dindi lii wala mu dindi la ñun ci boppam ñun demandé nañ poste de police. demandé nañ gendarme de proximité lañ. waaw non municipal waroo am arme ak yooyu. xam mais foofu laay waxee du arme xam nga nekkul ne tey insécurité xam nga nekkul ne mais Cheikh doo bàyyi ma wax. non 5 minutes sama temps dama gàtt da nga bëgg ñu mais yaa ma posé question jox ma beneen ba à part police municipale. dama ne la tey li ma la bëgg a wax foofu mooy nekkul ne ay nit yu policiers yu sol ay police di jël ay arme di du loolu da nga may déglu ma leeral. ok d'accord parce que tey bu ma waxee rek nga dog ma de keneen ku ko dégg day foog ne leneen la li may wax mooy ay góor ak ay jigéen tey saf koo fii mën nañ ko fi def mën nañ ko def Tivaouane Peulh ñu dëkk ci biir dëkk ba di sécuriser biir dëkk ba du ay arme sécurité du arme sécurité du dóor sécurité du saaga c'est lu romb loolu la est-ce que man nga ñoo xam ne tey xam nañ ñi fa dëkk xam nañ ñi fa dëkkul sécurité fi njëkk mooy xàmmee ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul ba ñi fi dëkkul ñu mën leen a génn dëkk ba ña fa dëkk des ci biir dëkk ba foofu laay waxee nga xam ne ay nit la ñoo xam ne problème bu amee coow bu amee dinañ ko régler à l'amiable te tey du jar ñuy dem gendarmerie du jar ñuy dem feneen du jar ñuy dem feneen tey ñi yàq Tivaouane Peulh ak ñi fa indi insécurité ak beneen côté ci biir commune bi ñoo ñëpp du ay nit yu dëkk Tivaouane Peulh du ay nit yoo xam ne fa la ñu yeewoo ay nit la ñu jugee feneen ñoo implanté fa la tax ñu implanté fa nag mooy am na ñu fa dëkk ñu leen war a dénoncer am na ñu fa dëkk ñu war a organiser wu ba sécuriser biir dëkk ba avant même gendarmerie di ñëw bu demee ba sut leen ñu liggéey ak gendarmerie wala ñu liggéey ak police à part benn nga ma jox muy police municipale bi wax nga ci sécurité. non yow nee nga 5 minutes nga am tey police municipale tey ci biir li ma la wax noonu ci biir agent yooyu ma la wax noonu. non sama temps waaw damay déglu waaw ci biir agent yooyu ma la wax noonu. on est en train dégg naa ci création d'emploi. waaw léegi loolu du point waaw beneen point ba ngi noonu. tey li tax ñuy créer emploi mooy duñ dem jëli jéggaani wala ñu dem jëli feneen wala ñu dem jëli ay yeneen nit indi leen ñi nga xam ne ñooy nekk ci biir ay doomu dëkk bi la ñu doon yoo xam ne ci biir dëkk bi la ñuy yeewoo nekk di chômer amuñu liggéey ñu jël leen former leen. création d'emploi da see bokk. mais li ma wax ni du création d'emploi. à part lii lan nga mën a créer. non xam nga tey am na ci loo xam ne Cheikh Anta duñ ko wax fii am na ci loo xam ne bis bu ñu demee ba toog ba war a def déclaration de candidature wala publier suñu livre wala wax lu bëri suñu programme dinañ toog leeral ko askan wi mu leer. loolu fépp kañ lañ ko mën a jàpp. non bis bu jotee rek bis buñ ko waree wax rek dinañ ko. je pense que c'est important. par rapport ak gis nañ ni nga coaliser yow ak Sissoko. je pense que c'était facile ou c'était comment. non pas facile pour dire vrai c'était pas facile. si ñaata temps ngeen ko togg loolu. non loolu c'est ñi ko togg du ñun du man ak Sissoko ñoo ko togg. 2 minutes moom la c'est la fédération des collectifs moom moo dox loolu. ñooñu ñu ngi dox pour ñeneen bokk ci. ñi ngi dox pour ñeneen bokk ci. waaw macha allah ginnaaw bi ngeen coaliser lu officiel la définir ngeen kuy nekk maire kan mooy diriger wala loolu amagul. non tollaguñ foofu. on est tollaguñ foofu. dama bëggoon jàngat bi dafa am kenn ku ma ko wax. mu ne ma je pense que dama si soxla sa bonheur bi mu ne ma coalition bi mënul dem parce que lu tax mënul dem. Sissoko dafa nekk koo xamante ni poste bi mu nekk état moo ko jox. muy li parce que posture bu mu téye moo tax yow bokk nga si ñu gëm loolu wala. bokk naa ci li gëm ne ñi gëm ne. ñi gëm ni tey Sissoko posture bu mu bëgg a def tey da koy def nii pour le début rek mais Macky mën na weñ loxoom delloo si ko mu bokk si coalition Macky parce que poste la boo xamante ni tey. bu ko ñàkkee wala bu àndul ak waa ji mën nañ comme sooru Sonko bi wala leneen ak leneen. mën nañ ko si dàq. waaw non loolu Sissoko moo ci tontu loolu du man maa ci tontu. loolu moom wax dëgg fi yàlla du ma ci. ginnaaw bi ngay coaliser ak nit war nga xam gëm askan bi ak pare na pour def ay sacrifice wala dara. waaw léegi man li ma wax ak Sissoko. parce que yaa wax sànq ni doo coaliser koo xam ne xamoo ko wala càmbaroo ay mbiram. non li ma wax loolu li ma càmbar c'est pour moi man la concerné li ma wax ak moom aussi man la concerné mais tey. koy càmbar yow. ginnaaw bi ngay laaj askan bi fu mu bëgg askan bi wala sacrifice yu mu war a bëgg a def pour askan bi yow loolu intéressé wu. li ma ko jàppe daal li ma ko jàppe mook ñi may waxtaanal ñëpp mooy dama leen a jàppe ay nit yu jub jàppe leen ay nit yoo xam ne développement commune Tivaouane Peulh ñàgg ñor na leen li ci des nag c'est les réalités politiques waaw donc suba bu ko defee ñu xam ne def na ko bu ko deful aussi ñu xam ne defu ko mais yooyu moom di ci dugg xam nga man je suis optimiste man du ma nekk ci dugg ci ay. koy àndal tamit di nga xool nit ku jub laa koo xamante ni tey. ku jub laa ko jàppee ndax ki jub wax naa la sànq ne la ki jub ki baax ki am xam-xam am na yoo xam ne ay yàlla jugement yàlla la yàlla moom moo ko yor est-ce que man nga
ñun ñu xam ne fan lañ yam fi suñu xel yam fa lañ mën a yam li ma ci lu ñu gis fa lañ mën a yam li ma gis ci waaw mais c'est ça moo tax ma ànd ak moom xanaa yabu ma ñi ma àndal man bay dem ci koo xam ne jàpp ma ne daa jub jàpp ma ne daa nangam may dem du nuyu ak moom une coalition loolu du ma ko def. beneen bi nit ñi dañu wax ni dox sa médiation lu difficile la. parce que à chaque fois bu ñuy dox sa médiation da ngay bëgg waa ji déplacé wu ñëw fii. alors que yenn candidats yi si négociation yi dañ koy bëgg a defee terrain neutre. kan laa jot a àndal ci candidats yi. non pour dox sa. kan laa ci jot a àndal nii. si soxo lañ xamoo. si soxo mos a ñëw fii. mosut a ñëw fii. d'accord mais am na yeneen ñu fi ñëw di la. loolu dama lay wax rek xam fekk naa fi ñeneen ñu fi ñëw di la seet si du ma yeneen candidat waaw non xam nga ñëw xam nga fii. yow musuma dégg ni génn nga dem seeti benn candidat. mosoo dégg ne waaw léegi yow xam nga tey. xam nga tamit sama investigation. waaw xam naa da ngay def investigation. da ngay def léegi xam naa information nga bëgg a am. information nga bëgg a am ma ne information nga bëgg a am ba xam jot naa seeti candidat wala déet information boobu doo ko am. mosoo seeti candidat non loolu du ma la ko wax tey man xam nga am na ci loo xam ne. mais candidat yi tamit xam nga. nit am na ci loo xam ne boo leen bokkee dara bu mu la ëpp ful la. moom bu jàppee ni dafa moo am permanence am nit ñi dañ ko war a seet si bañ leen loolu négociation yi. si soxo ñoo ànd musuma seet. ngeen ko def si ay terrain neutre seen daje na ngeen ko def si ay terrain neutre. si soxo ñoo ànd laa wax te musuma loolu lu tax fi ñu daje ma la koy wax loolu lu ci yoon. xam nga lu tax du pour man mais am na am nit ñoo xamante ni politique wuñu mais dañu am benn vision dañuy gis ni ñii ak ñii bu ñu àndee war na rafet pour nga faciliter leen ñu mën ko dox man li ma leen xam nga man am naa accessibilité si boo xamante ni au delà que sama aspect journaliste wala dara bokk nga si ñi nga xamante ni gën nañ ma ubbil seen buntu et puis loolu dama koy saluer tey am na ñoo xamante ni tamit parce que nekkoo ko difficile aussi xaw ma nag da nga ñuy jéem a nax parce que da nga bëgg a diriger affaire yi ak loolu mais am na ñoo xamante ni dañ bëgg a jox ay médiation bu ñu leen di dox faciliter la affaire bi est-ce que si c'est nekk na kuy déplacé wu di seeti candidat wala chaque jour dañ koy fekke wala pare na pour dem terrain na. man de candidat bi ça dépend ci candidat bi ma war a gisanteel rek. waaw man fii moom sama kër. candidat ak ku dul candidat laa yemale ku fëgg ma ubbil la ku ma woo ma wuyu la sama téléphone aussi candidat ku dul candidat laa yemale ñi ma xam ñëpp xam nañ ne suis accessible ba pare suis disponible. non loolu. non loolu xam nga lu tax ngay wax ak Badara yow rek yaa wax ak Badara xam nga lu tax yow rek yaa wax ak Badara. non xam nga nekk ko xam nga. waaw dama lay laaj dama waaw. sa buntu yi nii ngay jéem a ubbi nit ñi. dañuy xaw a ragal loo. gis nga da ngeen war a disponible. man je ne suis pas disponible. mais da nga bëri protocole. protocole ak ñan. waaw man Ndiaye da ngay wax ak Badara. da ngay wax ak Massamba da ngay wax. non Badara kan nga waxal yow. ñaar ak keneen bi. keneen. sa boy yi tamit. pour lan pour def émission. non sa boy yi ñi nga xamante ni ñooy kii foog ñuy faciliter kii bi ñeneen ak ñeneen. loolu foog nga koy faciliter. dinañ ci bàyyi xel. beneen bi. au delà de ce conseil yi. je pense que candidat yi bëri dañ koy def am na yoo xamante ni ça doit se faire à huis clos. je pense que am na peut-être am na ñuy déplorer loolu sa médiation lu tax sa yenn yi ñëpp war a teew. comme médiation comme ban médiation man ak candidat ak keneen wala man ak keneen. yow candidat wala yow. man mosuma tase candidat ba waxtaan bi sérieux ba keneen fekke ko ba ci sama bureau wala feneen. mais man mos naa fi ñëw fekk fi benn waaye bu kii. bu bëgg a ñëw ànd ak man. bu bëgg a ñëw et puis waaye attaqué na ma loolu dama koy leeral publiquement dafa ma romb ne ma. yow wala yéen waa Zone TV yéenay divulguer samay secret ñun journal la ñuy def peut-être man ak moom dañ fi daje par simple coïncidence. ñu am fu ñu daje je vais taire le nom mu accusé ma gratuitement ñun amuñu man bokk li may wax dama ko seet dama ko dem musuma seeti benn candidat pour sama propre intérêt. c'est vrai waxuma du ma ko def. musuma jël benn vidéo nit di ko envoyé nit. musuñu sala suñ télé du ñu farante kenn dañ nekk média. moom xanaa bi ngeen fi daje jàmm indiwu ko fi woon kon. ba après par la suite la ñu romb xam naa nag mi ngi ko def pour kaf parce que métti na ma nee na ma yéenay jaay sama mbir affaire yooyu parce que fi ñi ma lay wan ni parfois nit da ngay jàpp dara ñi ma toogaloon ñi liggéey ci télé bi ma waxee loolu ba tey expliqué moo leen tax contexte bi ni mu demee woon. kon média bi nekk ñu fi pour loolu nekk ñu gis nga ñun ku falu suba yow nga fi falul wala askan bi nga fi nekkal. donc nit ñi foog ñuy am njortu yu rafet. moom ak qualité je pense que problème yooyu ñoom ñoo ko am. c'est bien. beneen bi. par rapport ak problème suuf yi fi am. parce que je pense que ni tey Tivaouane Peulh moo ñàgg bëri na suuf si fi am te ñu am problème ay armères yi ñuy wax extension bi ñuy wax problème bu lycée moderne yooyu est-ce que am nga ci solution. non xam nga solution yooyu doone am nga ci solution li am daal mooy. wala si boole nga ko sa programme. li am mooy problème mu suuf yëpp lañ boole suñu programme problème mu suuf yëpp mais tey suuf dafa nekk lu sensible loo xam ne
am fit dëgg mooy tax nga taxaw wax daan ne kii moo tooñ daan ne kii moo tooñ wala kële moo tooñ loolu fit la. tey kilifa gu fi man di toog suba muy man muy sama morom bëgg naa balaa ngay jël benn décision nga woo toutes les parties toog waxtaan déglu nit nga dem ci nit ñi def sa investigation jël ay information dem ci journalistes yi d'investigation yi ñu dajaleen la bagage yëpp ba nga dajale si sa kaw table nga doog a jël une décision mais bu ma faloo dinaa def lii bu ma faloo dinaa def lee bu ma faloo dinaa def lee yooyu mooy indiwaat après population bi taxaw daal ne moom lii la fi waxoon wala lii la fi waxoon li ma mën a wax daal mooy bépp coowal suuf bu ñu fi fekk solution booy jël nekkul loo xamante ni da ngay def comme colon yi nit ñi def wala yenn colon blanc yi nga xam ne wala noir yi fi nekk toog sa bureau rek bind say mbir jàpp ni mooy solution bi mais da nga jàpp ni lu ñëpp war a bokk xalaatee ko yëpp népp la ku nekk da si war a am nu muy def ba mu nekk solution boo xamante ni la waaw bu fekkee ne defar moo la tax a jóg da ngaa war a déglu parti yëpp parce que tey bu dee coowal suufu ñaari nit la kay xëccoo ci biir dëkk bi la dëkk ka muy xëccool ci biir dëkk bi la dëkk bul taxaw rek ne kii moo tooñ wala kële moo tooñ da nga war a déglu ñaari parti yëpp yow borom xel nga toog ku nekk nga xool kayit dem yor xool nam nangam xool ban décision nga ci. promoteur ku yëngu suuf ku la mos a seet si ne la pare naa pour jàppale la mais su ma fa faloo nga jox ma commission. waaw loolu yooyu du ñàkk mais ñun yooyu tey wax ma la promoteur proposition bu romb promoteur da nga koy jot proposition bu ne ngay jot en tant que candidat mais yow. partage du gâteau yow. non ban gâteau ngay partagé. mooy suñu moomeel. anam gâteau bi fii gâteau dafay am. mooy suuf seeg. fii gâteau amu fi non man gisuma gâteau xam nga man damaa gisul gâteau. man li ma gis mooy ay problème yu Cissé war a ñëw ak équipe am pour partager problème yi ak promoteur jox ko commission domaniale bi. problème nuñ koy partager ak ay promoteur. problème boo ko tuddee kay man ma laaj la. non problème commission domaniale bi. pare nga pour jox ko nit mu jàppale la ci élection yi wala loolu. non am na non man yooyu man je ne négocie pas ci yooyu am na ci yoo xam ne ku ci jéem a dugg ak man sax ma libéré la man li ma gëm mooy ku ci ne ci ñun buñ demee ba toll ci yooyu ñu xool sa compétence xool sa mën-mën xool sa dayo bu dee war nga ko mën a yor ci loxo bu set ci loxo bu sell ñu dénk la ko wàññiwul dara donc man foofu la partage du gâteau 15 millions yi nit ñi aussi foog ma leeral benn affaire on parle de 15 millions mais c'est 30 millions parce que dafa am communal am départemental et puis peut-être après yenn émission dinaa développer tey boo amee ban nombre wala boo amee ban quota nga mën a récupérer sa loolu ñu parle tey on va parler simple 15 millions supposons tey logistique bi war a ñëw wala loolu yëpp sa entreprise bi attan na loolu wala da nga am ñeneen fooy jëlee xaalis. si àll yaa ngi may reetaanloo feneen fu may jëlee xaalis mooy lan. non mais ay partenaire man mën nga. waaw non xam nga tey. tey man Cheikh Anta tey mën nañu seetaan émission ma gis ni convaincre nga ma. ma am benn 5 millions gëm ni. xam nga tey très bien xam nga tey ku jug say mbokk jug ku jug say xarit jug ku jug say am di jàmm jug bu dee loolu mooy partenaire am na ay partenaire parce que wax dëgg fa yàlla samay nit seetaanuñ ma y a des militants même qui cotisent am na ay militants yoo xam ne ay responsable la ñu fi ne. ay boy yu ndaw nga am. waaw ok waaw au moment venu dinañ xam ba xam ay boy yu ndaw laa yor. waaw c'est deux entreprises. nañ maytu boy nag. nañ maytu. attan na 50 millions yoo campagne. non du ay xam nga lu tax campagne 50 millions pourquoi nga estimé quoi 50 millions. waaw parce que logistique bi. waaw. da nga koy kii. da nga koy. foog nga am logistique bi. di nga am ay oto di nga am animation pour déplacement. sa kër di nga fa togg ay añ. yoo xamante ni parfois ñiy ñëw ak loolu. yenn sorties yi journalistes yi bu ñu ñëwee dañ leen jox payam. beneen bi maire mbootaay yi legetu mbootaay yi. kon tey damay joxe kii. waaw dama joxe askan bi foog ñu leer ñun support de communication la loolu bañ ko beneen bi maire mbootaay yi dañu am ay leget. seen leget yooyu boo demee foog nga bàyyi fa tar. yooyu yëpp boo ko estimé ak yeneen. ay banderole di nga ko ji campagne la quoi quand on parle de campagne xaalis la. na bëgg waxal fan tontu am nga 5 millions. non man li ma wax 15 millions. waaw 50 millions de la. xoolal bu la neex sa waxal 100 millions wala 1 milliard li ma mën a wax daal mooy ñun lu ñu toll rek xam nañ ñu ciy demee. waaw lu ñu toll rek xam nañ ñu ci demee ba pare ma wax la nag c'est pas la première fois ñu dem élection ñun. c'est pas la première fois ñu dem élection xam nañ ñu élection di demee xam nañu ñu dugali liste. xam nañu ñu askan bi jaral na la perte lu raw loolu. non du perte xam nga tax du perte man yoruma maqaama picc mooy papa yaay doom dem di liggéey pour ñëw tëj sa kër dundal sa doom ak sa nangam pare nga ci réew mi pare nga ci koñ bi sa yoon nekkul ci dëkk bi yàlla mooy nattu y a des faiseurs et des viveurs de l'actualité c'est entre depuis collège on m'appelle président depuis collège je suis au service des autres xañ naa sam bopp ndékki xañ naa sam bopp añ xañ naa sam bopp reer xañ naa sam bopp nelal pour doomu aadama yi loolu nag du lu ma yàlla du loo xam ne maa ko choisir. loolu moom nit ñi dañ la koy
du choix personnel mais nattu la bu yàlla di teg kii que ce soit yàlla bu mu la ko teg bis bu la ko tegoon di nga mere ku la deful dara xam nga lu tax mooy nit ñi dañuy dem ba ne ndax kii daa dof ndax kii daa am lu muy séntu ndax kii daa am nangam fekk na nattu bu yàlla teg doomu aadama ne ko yow mii da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a jug pour les autres dañoo war a liggéey pour les autres moo tax tey lii ñu jëm nii muy la municipalité jaral nañu mais jaral nañu nag yenn yi nag pour dire vrai jaraluñu si njariñu xam waaw jaraluñu yenn yi parce que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent gis nga askan wu nekk ko jiite rek la mérito tey bu fekkee ne kii fi ne lañ mérito moom mooy continuer di gagner Cheikh Anta je te le dis te man gagner ak perte bi nekkul lu rëy ci man wala lu ngand ci man lu nangam xola toog naa jàng naa am na lu ma xam ñi ma wër am nañ lu ñu xam ma ne pourquoi pas ñu diagnostiquer xam problème yi proposer ay solution loolu lañ nekk nii c'est ça la candidature loolu mooy candidature donc dañoo diagnostiquer ñëw proposer ay solution dinañ defar liste dem dugal ko dugg ci coalition dem dugal suñu liste battre campagne ak coalition boobu suba lu ñu yàlla jox rek ñu xam ne bu dee commune nu Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab ki ñu mérito mooy un maire jeune comme El Hadj Cissé comprendre nga mais moom mooy falu loolu kenn mënu ci dara bu dee aussi mérito wuñ ko ki fi nekkoon lañ mérito mais ki fi nekkoon mooy continuer di falu man foofu laa taxaw parce que yëf yi li ko waral coowaleeg xeex beeg xuloo bi li ko waral mooy dañoo génne yàlla ci yëf yi mais bu ñu xamee ne yàlla noppi na rek coow du am gàmmu bi dañ koy pare beneen bi gàmmu bi nañ ko bàyyi ba beneen ah gàmmu bi waaw léegi nañ ko kon kuy gàmmu warta politique non man de dama am nu ma jàngatee politique bokkuñu si loolu. yow da nga koo saltel quoi man dama ko setal. non dafa salte yow da nga bokk nit yow da nga bokk si saint yi nga xamante ni. non je ne suis pas un saint je ne suis pas un saint saint yàlla moo xam kuy saint ak ku du saint mais li ma xam mooy. terme la rek bul. non saint dafa ëpp saint dafa ëpp xam nga lu ma gëm mooy man damaa gëm ne tey politique nit war na ko mën a def ba jaare ci dem àjjana loolu gëm-gëm la. waaw aspect wu campagne beeg xaalis bi nekk nga koo gëm ni tamit gëmoo xaalis lu nit di defal la bokk si ñi nga xam ne dañ ko gëm di ko jaamu. et puis loolu aussi aspect bu important la émission bi aussi ça touche presque à sa fin tey lan nga bëggoon développer leeral Tivaouane Peulh askanu ñàkk loo xam ne laajuma la ko benn point boo xamante ni tey bëggoon nga ko sensibiliser ak nit ñi ak problème massification bi fi am nga xam ne lépp ñu ngi koy teg ci xaalis tey lan nga leen mën a sensibiliser nit ñi surtout ci côté koom-koom bi quoi parce que da ngay dégg yoo xamante ni man dafa may tiital mooy diw mooy gagné nga ne lu tax ñu ne la parce que moo ëpp xaalis. yooyu dama koy dégg yoo xam ne daf may tiital yooyu yan bañ jàngat nga ci am yow. waaw xanaa li ma ci wax mooy rek ñoo xam ne mairie du caaxaan donc te nekk nañ ci commune boo xam ne mi ngi màgg nekkatuñ 20 000 nekkatuñ 30 000 nous sommes à 100 000 habitants 100 000 habitants nag presque 15 000 yi nga xam ne mooy nekk centre de santé mën nañ ko multiplier par 6 te ba léegi amaguñ poste de santé bu baax ñu xam ne écoles yi demeewul noonu du privé du public yu demee noonu donc ñu xam ne assainissement bi des na ñu xam ne li fi waroon am lu bëri amu fi donc li ko waral nag am na lu tax buñ bëggee jóge ci loolu it xam nañ fi ñu jaar nag wuute na lool ak kee moo ëpp xaalis ak kee moo ëppi oto kee moo ëppi nangam kee moo ëppi nangam ku joxe nag dinañ joxe waaye bu kenn sukkandiku ci joxe ba ñu joxe ngir ànd ak ñun kuy ànd ak ñun na nga ànd ak ñun ndax gis nga ne am nañ jaar-jaar bu war a mën a tax ñu diriger la commune de Tivaouane Peulh Niaga bu ñu ànd ak équipe municipale doxal ni ñu war a doxale donc loolu moom mooy gis-gis bi nga xam ne ak woote bi nga xam ne moom laa doon woo waa commune Tivaouane Peulh Niaga ngir ñu xam ne bu ñu góorgóorloo nekk nañ ci commune boo xam ne avenir la ci Sénégal bu ñu góorgóorlu nekk nañ ci commune boo xam ne benn yaay dootu sonn ndax doomam dina am ci lu mu jàpp bu ñu góorgóorloo nekk nañ ci commune boo xam ne benn femme dootu amati problème ndax financement dina ko yomb ndax am na lu fi wàcc am na lu fi nekk lu laqatu lool am na lu fi waaj a ñëw te loolu lépp nekk njariñu commune Tivaouane Peulh Niaga mais ci kaw ña koy gérer suba nekk ay nit yoo xam ne ay nit yu dëggu lañ ay nit yu sincère waaye ay nit yu am vision pare pour jàmmaarloog ñi ñu war a jàmmaarloog ngir lu war a dem ci ku nekk mooy li ñëpp moom rek ñëpp bokk. sama dernière question nekk après dama lay bàyyi nga tàggatoo. nekk je pense que am ñoo xamante ne dañ ne maire bi ñu ngi seen mandat ba tey donc réalisation yi ñuy def c'est tout à fait normal mën nañ leen bàyyi ba ñuy egg si côté cappaandaw gi ñu def seen bilan am ñu gëm ni naxaate la récupération politique la. ñu fal la 5 ans liggéeyoo ñu may la tey match bu ñu la mayee prolongation bu ñu la mënee pour man war nga mën a gën a fubal am ñu mayaat leen beneen 2 ans boo xamante ni tey ñi ngi fayeeku si loo xamante ni ak loolu ñu dem ba fin bi ñu gis ni ñi ngi liggéey di ay garage gis nañ ko fi garage bi nga xamante ni def nañ ko fi ñuy commencé di si tali yeeg loolu yow loolu na nga ko gisee pour yow récupération politique la wala mën nañ ko nangul leen ko ci seen bilan. waaw bu dee récupération lañ ci jublu aussi nañ xam ne du stratégie bu baax mooy li ma doon wax sànq rek population bi dañoo romb politiciens yi di dem léegi da ngay romb lamp yi tàkk élection yi jub si
xale yu ndaw naan la élection yi moo tax donc bu dee loolu lañ ci jublu woon moom perte nañ bu dee defar lañ ci jublu alhamdulilah yàlla nañ ci jublu loolu sant yàlla bu baax na lamp yi gën a leer yëf yi gën a dox parce que du seen poche xanaa leeral ñu rek nu marché bi demee kat moo gañ a marché bi fan la jaar parce que it poosu dëkk bokkut ak poosu nit bu may defar lu man sama R+2 wala sama R+5 wala may defar lu garage am naa droit jël sama xaalis def ko fu ma neex bu ma dee defar stade am naa droit defar stade waaye bu dee xaalisu mairie bi laay jël di defar aussi war naa taxaw ne fii laa ko dugal fii la jaar fële la jaar bu dee sama poos it ma ne sama poos la te bu dee sa poos génn na ci bilan wu municipalité bi waaye day dugg ci bilan wu candidat à la municipalité wala candidat à sa propre succession comme li nga wax nag dafa am solo juróom-ñaari at du caaxaan nit bu ñu la joxee juróom-ñaari at ab commune defoo dara bu demee ba des ay weer ngay def wax dëgg fa yàlla man même bu dee defar nga ci jublu it xel mën naa ñaaw donc ce n'est pas la meilleure stratégie wala la meilleure idée de massification wala de d'émanciper wala yaatal sa géew bi nga xam ne moom nga moomoon li ma xam daal mooy askan wi ñu nekkatuñu askan woo xam ne wu am problème la niñ leen jàppee it demeewul noonu ndax man mii maa ngi fii maa ngi ci terrain bi yaakaar naa nit dina ma woo wala mu woo kenn ci ñi may àndal ne si sa ñëwal ma jàppale la xaaruma ci yow dara te loolu bu dee am cim réew mooy réew ma maa ngi ca yoonu développé yow yaa am sa bon sens boo demee bàyyil ko fa dara wala nga am sa xel mu rafet wala nga am sa xol bu baax boo demee bàyyil ko fa dara waaye bu lay woo la tax mu lay woo mooy ñëwal ma jàppale la déglu naa la RDV wala déglu naa la Zone TV gis naa ne am nga programme bu sérieux bu normal kaay ma jàppale la ngir nga jël commune Tivaouane Peulh Niaga bu ma demee la ma lay wax mooy bu ma jàppale waaye jàppaleel sa bopp nañ àndandoo ñun ñëpp dem jëli lu ñu moom buñ ko jëlee def ko teg ko fi ñu ko war a teg doxale ko ni ñu ko war a doxale. Macha Allah, je pense que ni l'émission tire à sa fin. Donc tey ñu bàyyi la ngay tàggatoo. ak sa calendrier pour sa prochaine sortie yi. fii kañ la ak lan ngay tàggatoo ak askanu Tivaouane Peulh Niaga. waaw li ñuy tàggatoo ak ñoom ba beneen émission mooy di leen sant di leen gërëm ndax tey c'est pas évident lii ñu topp ñu kon dañuy sant commune Tivaouane Peulh Niaga yëpp ñi ànd ak ñun ak ñi àndut ak ñun waaye rawatina ñi nga xam ne. bi pléthore bi génnee ñu am une quinzaine de candidats wala vingt candidats dégg naa candidats yi kenn xamul nu mu toll ñoom ñu ne ñun de kii lañ ci tànn pour mu nekk suñu candidat kon ñooñu tànn ma te yaakaar naa tànn bi ñu ma tànn du xaalis buñ gis ci man du alal ju rëy juñ gis ci man waaye lañ gis ci man mooy peut-être am na ñoom ñoo ko xam peut-être ba tax ñu tànn ma kon ñooñu amee lu ma leen fay waaye nag ñu xam ne nekkuma ci oto bi ne leen kaay leen buux ma damaa gaari oto bi ba ñoom ñëpp ñu yëg ñu doog a lijjanti oto bi nu mu demee kon du politique bu njëkk ba terrain bi buy dem ñun ñëpp a ci àndandoo dem waaye du terrain boo xam da nga koy taal mu lay tàllal loxo nañ gën a am yaakaar gën a am yàqin te xam ne la ma leen waxoon démb wax leen ko bërki démb juguma ci ba tey ci tey laa ci gën a nekk mooy je suis candidat à la municipalité de Tivaouane Peulh Niaga ci loolu laay xëy ci loolu laay gont te ci loolu laay dox programme bi nag comme ni nga ko waxee on préfère pas rassembler donte jeunesse bi ñu ngi forcer à ce que ñu def benn rassemblement public waaye nag li ñuy waajal fi mu toll nii mooy ay proximité dugg ci kër yi waxtaan ak ñoom wax leen suñuy gis-gis ak li ñu yëg ak li nga xam ne moom moo ñu animé ba ñu nekk candidat te yaakaar naa bu ñu paree ci loolu askan wi dofuñu dinañ def seen choix beneen programme bi nga xam ne moom moo fi ne mooy la coalition on est en train de travailler pour élargir ko waaye travailler ci nan la ñuy defaree suñu liste au soir du 29 octobre ñu mën ko déposer au soir du 23 janvier ñu mën a gagner la municipalité de Tivaouane Peulh Niaga du ñu jubilé ci jour bi la ñuy tàmbali jublu ci liggéey bi te liggéey bi mooy redresser cette commune qui est dans le gouffre nekk ci jafe-jafe yoo xam ne képp kuy dund képp kuy dox képp kuy noy képp ku ne ci commune bi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo du lu may inventé du wax waaye journaliste yi yeeg jaaykatu beñe yeeg jaaykatu gerte caaf yi ñëpp ñooy dundandoo coono yi yaakaar naa coono yooyu moo war a ëpp doole sama poos man wala posetu benn maire kon nañ bàyyi poos yi bàyyi poset yi te jublu ci li développé commune Tivaouane Peulh Niaga jërëjëf. Macha Allah mbokk bi mu nekkoon seen émission la Zone TV bon boo leen gisee nag bousculade bi c'est un peu normal parce que parfois da nga am ñenn ñoo xam ne da nga am ak ñoom benn proximité boo leen xamante peu de temps ak loolu et puis au delà de politique aussi dafa am ay points communs yoo xam ne dañ ko bokk. li ñu tax a jóg aussi que du tànnloo kenn mais que nit ñi di utiliser seen xel jamono dafa toll fu ñuy fale nit. ci moomeelam wala si koom-koomam. tey ku la fi jox dara tey suba da koy récupérer si beneen récupération bu gën a jafe. tey commune Tivaouane Peulh dafa war a weesu yenn étapes yi tey niveau yi dañ ko war a ussee nit ñi di gën a tànn si tànnu xam-xam. kuñ fiy tànn nañ la tànn si sa xam-xam kuñ fiy tànn nañ la tànn si sa programme kuñ fiy tànn nañ la tànn nga nekk nit koo xam ni da ngay proposer lu palpable si table bi. Donc c'était votre émission Cercle des candidats on vous donne rendez-vous lundi bii di ñëw ak beneen candidat. Je vous remercie.